asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ak auditeur GMS 89.3 maa ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax ci seen biir émission santé pour tous tey nag ñu dellu siwaat fii ca district sanitaire bu Ziguinchor ñu gën ko xamee ci hôpital Silence ñu fi dalalaat encore docteur Abdoulaye Bari nekk gynécologue fii ci hôpital Silence tey nag ñu nar a waxtaanee li nga xamante ne moo di grossesse ak Ramadan ndax gis nañu ñoo ngi ci weeru koor soxna yu bëri yi nga xamante ne dañoo woon lor dañuy faral di demander question boobu ndax ñoom mën nañu woor tey nag réponse bi dañ ci ànd ak docteur Bari nekk gynécologue fii ci hôpital Silence docteur ñu ngi lay nuyu. merci madame Bey maa ngi lay fay maa ngi lay remercier ci opportunité bi di nuyu sa téléspectateurs yi di leen ñaanal weeru kooru jàmm. voilà docteur tey ñu nar a waxtaanee Ramadan ak grossesse ndax soxna si mën na woor ci biir weeru koor laata ñuy ñëw ci question boobu d'abord dañuy wax ci grossesse ani naka la tëddee d'abord. waaw grossesse situation bu xaw a particulier la moo tax ba souvent question bi di ñëwaat ñu naan lu tax est-ce que jigéen ju nekk ci grossesse est-ce que mën na woor. xam nga grossesse bu daxasee ba commencé dina am ay modifications yu bëri yi muy indi ci yaram. ce qu'on appelle les modifications physiologiques chez la femme pendant la grossesse. modification yooyu dañoo am solo modification yooyu mooy tax ba doom ji mën a màgg. modification yooyu mooy tax ba yaay ji mën a adapté wu ci doom ji mu yor ci biiram mu mën koo supporter mën a adapté wu ci développement doom ji. modification yooyu la ñoom ñooy préparer accouchement bi donc ce qui veut dire que jigéen ju ëmb ak jigéen bu ëmbul duñu benn. modification yooyu dina indi affaire yu bëri ci yaram bi moo tax jigéen bu ëmbee dina gis mu changé. des fois di nga gis ku ëmb sax ñaar sa teint bi dafa changé. waaw ci modification yi la bokk. sa volume plasmatique maanaam sa deret ba dana yokku maanaam li ngay nooy sax dina yokku. donc modification yi bëri na ci yaram bi. donc yooyu mooy tax ba nga mën a supporter grossesse bi loolu mooy tax ba grossesse bi mën a évoluer loolu tamit mooy tax ba nga préparer sa accouchement dans les bonnes conditions. tey nit ki bu ëmbee tey ban comportement la mën a am ba grossesse bi mu déroulé wu normalement. waaw comportement yi bëri na. mais li ci gën a am solo mooy jigéen bu ëmb jigéen bu nekk en état de grossesse war na am un suivi médical. un suivi médical sage-femme war na ko suivre wala gynécologue war na ko suivre. donc moom war na am une alimentation qui est régulière qui est équilibrée et qui est diversifiée. war na am aussi hygiène de vie. war na am set bi nga xamante ni moom moo koy éviter. am yeneen maladies yi wala loolu mooy indi jàngoor de façon générale moo indi jafe-jafe ci grossesse bi. wax nga léegi war na am benn alimentation bu équilibrée. tey ñu nekk ci weeru koor ñu bëri nag bu ñu ëmbee dañuy bëgg di woor maanaam comme l'islam nu mu ko santaane tey ndax jigéen bu ëmb war naa mën a woor. waaw loolu je pense que c'est un problème qui est des fois déjà réglé par la religion parce que religion souvent nee na boo mënee nekkee ci situation bi nga mënta woor. mën ngaa différer sa woor après nga daal di fay koor. léegi nag boo ñëwee ci spécifiquement chez la femme enceinte comme ni ma la ko waxee femme enceinte dafa am li changer ci yaramam. moom daa appétit am sax dana yokku. poids am dana yokku deret bi dina yokku. lu bëri dina yokk ci yaram bi. lii tax xëy na li madame Bey mën a supporter. te ëmbul xëy na kumba mi ëmb mënu ko supporter. loolu moo tax ba nit ñi di poser wu question yu bare ci mën a xam est-ce que jigéen ju ëmb mën naa woor wala mënul woor. loolu pour répondre ci question boobu dafa am paramètres yu bëri yu dugg en considération. déjà est-ce que jigéen bi amul benn jàngoro d'abord bu koy tere woor moom ci boppam dañuy njëkk a seet. donc moo tax jigéen bu demee ba posé wu question yi weeru kooraa ngi ñëw damaa war a woor warumaa woor dafa war a jege hôpital dafa war a jege médecin am dafa war a jege sage-femme am kooku moo ko mën a conseiller parce que ce qui est valable pour une patiente X peut ne pas être valable donc la réponse elle ne sera pas générale. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on réponde pour dire que oui nit mën naa woor
jigéen bu ëmb mën naa woor jigéen bu ëmb mënul woor. loolu ça dépend ci plusieurs facteurs yi ñuy considérer. déjà la femme elle-même enceinte bu fekkee amul benn feebar bu ko teree woor. ci ëmb bi. amul diabète amul tension nekkul def benn infection. amul benn problème de santé bi nga xamante ne mën na ko teree woor. boo jógee ci loolu nga dem ci bébé bi ci boppam. est-ce que bébé bi croissance am amul jafe-jafe. bu fekkee amul jafe-jafe loolu bu amee benn jafe-jafe bu ci nekk maanaam fekk croissance bi normalul kooku mënul woor. léegi même bu fekkee amul benn contre-indication bi nga xamante ni médical. ci jigéen ji ak ci bébé bi li koy tere woor kooku dina mën a woor mais ci yeneen condition par exemple tey jii condition yi nga nekk yow yi ngay vivre sa environnement mën naa influencer décision bi par exemple nga nekk jigéen ju ëmb tey nga nekk sama malade ma lay suivre ma xam ni amuloo problème santé doom ji croissance am macha allah mais nga nekk ci condition yi nga xamante ne tey jii yaa ngi ci vivre ci benn environnement buy def ay 40 degrés yow maanaam possibilité yi jigéen bi ëmbul am parce que yow li nga soxla tey maanaam ci ndox moo ëpp ki nga xamante ni ëmbul alors que risque de déshydratation bi ngay am ci vivre à 40 degrés nekkul la même chose ça dépend aussi ci activités yi ngay pratiquer tous les jours. C'est vrai. donc yooyu yëpp ay phénomènes yi nga xamante ne day entrer en jeu bu ñu seetee loolu yëpp xam ni xëy na peut-être am nga désir woor amoo benn jàngoro maanaam sa poids permettre na ko nekkoo dénutri parce que boo seetee jigéen ñi bu ñu ñëwee constat souvent ñu jëlal la paramètre bi pour xool est-ce que maanaam am nga poids bu normal affaire yooyu loolu yëpp bu ñu ci gisul benn problème gis ne maanaam bébé bi tam amul benn problème bi nga xamante ni moo nar a tax ba ñu naan la bul woor boo naree woor aussi pour man condition de vie yi ngay dund chaleur bi nga nekkee activité physique yi ngay def dina influencer aussi la décision mais boo jógee ci loolu aussi même bu ñu ñëwee ba jël ni tey décision maanaam madame P war ngaa mën a woor dafa am aussi ay conseils yi nga xamante ni dañ la ko war a jox boo waree woor maanaam da ngay respecter les 3 repas maanaam da ngay xëdd da ngay ndogu da ngay reer et puis alimentation bi aussi dafa nekk alimentation bu diversifiée alimentation bu riche te réhydratation bi dafa war a baax donc yooyu da nga war a lekk ay fruits da nga war a lekk ay légumes da nga war a naan da nga war a éviter maanaam woor ba ay heure ndogu teg ay boissons di ko naan da nga war a lekk ay aliments maanaam ci période rupture bi si nga mën a diversifier sa période bi nga war a lekk dafa am aliments yi nga xamante ni da nga ko war a lekk dafa am aliments yi nga xamante ni maanaam boo ko lekkee du li nga xamante ni daf lay arranger donc dafa mel ni loolu noonu c'est souvent valable chez tous les jeunes mais c'est beaucoup plus important chez la femme femme bi nga xamante ni maanaam besoin yi mu am dafa yokku ci ëmb bi maanaam tey boo amoon besoin yi mën na yokku de 30% besoin yi mën na yokku de 40% léegi kooku noonu bu demee ba war a privé boppam 10 heures ba 12 heures de temps yi nga xamante ni du lekk période boobu dafa war a période bi mu war a lekk dafa war a am comportement bi nga xamante ni daf koy permettre mu am assez de réserve pour mën a résister ci biir journée bi kon ça veut dire que nit ki bu ëmbee du tëb rek ne damay woor foog mu ñëw seet médecin bu koy suivre du tëb mu ne damay woor parce que mën ngaa bëgg a woor yaakaar ni mën ngaa woor te fekk doo woor bu ñu weesoo ci loolu yëpp bu ñu ñëmee maanaam tey ba autorisé la ne la yow mën ngaa woor boo bëggee booy woor aussi dafa am ay signes yu ñu lay expliquer ne la loolu bu la xasee dal da ngay dog sa koor comme yan signe boo demee ba yaakaar gis ni yaa ngi miir ba yaakaar gis ni yaa ngi ñàq ba yaakaar gis ni sa tànk yaa ngi crampe yooyu ay signes yi nga xamante ne su la dalee ci biir koor gi da nga war a arrêter sa koor tey bu fekkee nit ki maanaam xoolul médecin wam forcé na mu woor tey lan moo ko mën a fekk ci moom ak ci doom bi yan effet la lu bëri mën na ko cee fekk maanaam mën na cee jëlee feebar mën na cee jëlee feebar ci boppam mën naa aggraver situation feebar bi mu amoon te mën naa aussi répercuté wu ci doom ji ba croissance am mën naa mu demee maanaam màggaayam mën naa nekk problème léegi tey bu fekkee conseiller nga nit ki nga ne ko mu woor à partir de ban mois la nit ki war a commencer woor war a tamit même bu ëmbee nii rek war na mën a commencer woor
wala dafa am par exemple bu ñu nee 3e bu fekkee yaa ngi ci 3e mois ok mun nga war wala 8e mois wala 9e mois mu tombé période boobu mooy Ramadan bi ban mois moom moo gën a adéquat pour. non amul benn contre-indication absolue bi naan boo nekkee ci weeru sangam warloo mën a woor amul. mais nag dañoo seetlu ne maanaam boo nekkee ci premier trimestre de grossesse bi c'est vrai que li ngay soxla ci apport bëriwul. modification yi déjà am na yegguñu fenn fi mais période boobu dafa nekk période bi nga xamante ne woor dafay jafe ci yow parce que le fait que ngay bëgg a lekk le fait que ngay am nausée le fait que ngay wàccu souvent dañuy daal di conseiller malade yi jafe-jafe boobu ñuy am pour boole ko ak koor dafay metti donc mais yeneen yi dafa am deuxième trimestre bi donc le trimestre bi nga xam deuxième trimestre bi nekk na période bi nga xamante ne bébé bi dafa war a màgg. deuxième trimestre mooy ban mois ba ban mois pour nit ñi ñu gën a comprendre. boo nee deuxième trimestre. c'est parce que bu ëmb bu demee ba dépassé. 3 mois yaa ngi dugg ci deuxième trimestre bi. waaw mais loolu yëpp c'est appréciable. en fonction de la personne et ki koy suivre. xam situation bi mu nekk. maanaam mën ngaa nekk tey deuxième trimestre de grossesse nga mën a woor keneen mën naa nekk deuxième trimestre du woor donc li ma la wax la rek mooy tout dépend de la situation clinique de la patiente et de l'environnement dans lequel évolue le patient climat bi bokk na activité physique yi muy def bokk na sànq tamit wax nga tam li nga xamante ne moom la war a lekk ani lan la mën a éviter bu fekkee woor na ba ndoggu jot yan alimentation la war a éviter pour comme ça du ko lor du lor tamit xale bu mu yor. waaw boo demee ba heure ndog jot. comme ñëpp da nga war a lekk li nga xamante ni dafa am suukar. pour mën a remonter très rapidement la glycémie. mais loolu warul tax ba ngay lekk un excès de sucre. excès de sucre baaxul. li ñuy gis mooy souvent nga woor ba heure ndog jot. nga daal di surcharger sa bopp surcharge bi aussi baaxul parce que jigéen ju ëmb dafay am lenteur digestive donc warloo mën d'un seul coup nga war a lekk lu bare da ngay lekk de façon un peu espacée lekk li nga xamante ni c'est diversifié naan tout au long de la période bi nga xamante ni am nga autorisation lekk wala autorisation naan ngay naan lu bare de façon progressive moom da ngay permettre ngay réhydrater sa bopp lu bare boo jékki-jékki saay benn yoon nga naan ndox mu bare organisme du ko mën a utiliser da ngay daal di ko saw donc ce qui fait que nga daal di naan progressivement moom moo gën ngay naan benn yoon lu bare après nga toog lu yàgg doo naan donc doo naan toute la période bi nga xamante ni war ngaa mën a réhydrater sa bopp nga réhydrater wu carrément te réhydratation li ci am solo mooy que ndox la ñuy réhydrater mun a réhydrater sa bopp ak boisson ay jus boisson parce que yooyu noonu souvent le contraire lay indi parce que nga jël tey jii nii benn boisson bañ naa tudd ay marque mais boisson soda yi de façon générale nga daal di dogu jël di ko naan loolu effet contraire lay indi parce que day yokk osmolarité bi donc deret ndox bi nga waroon stocké maanaam say cellules mooy jógewaat say cellules ñëw di diluer milieu extracellulaire donc da ngay déshydrater sa bopp donc dañoo war a xam ni c'est vrai que mën ngaa naan ay jus mais li lay réhydrater ce ne sont pas les boissons mais c'est bon la boisson bu naturelle bi mooy ndox nga war a naan de façon régulière léegi alimentation bi aussi da nga war a lekk ay légumes ak ay fruits ci weeru koor gi donc moo lay jox ay vitamines yi nga soxla et puis nga aussi nga lekk li nga xamante ni ay aliments yi nga xamante ni nekkut ay sucre rapide xam nga dafa am alimentation yoo xamante ni c'est sucre rapide ay sucre lent la nga jël fi benn croissant léegi lekk ko c'est du sucre mais c'est du sucre rapide maanaam du résister lu bare day dugg rek ñu transformer ko alors que boo lekkoon xëy na ceeb ay cere ay céréales yooyu c'est des sucres lents yi nga xamante ni libération bi ça va se faire de façon progressive dans la journée donc ce qui fait que maanaam doo gaaw a ñàkk suukar moom léegi ci xëdd bi ban alimentation tam lu mën a am ba du sonal boppam waaw xëdd bi moo gën a am solo parce que boo xëddee di nga toog lu yàgg doo lekk mën ngaa lekk li ma la wax les sucres lents nga boole ko ak fruits nga naan cee ndox donc ça ne sert à rien de vouloir surcharger son organisme ci période boobu xam nga alimentation ci gën a am solo mooy lekk li nga xamante ni lu baax c'est pas en quantité il faut manger en qualité pour manger en qualité nag il faut manger des aliments riches diversifiés ay protéines ay glucides
boole ci ay vitamines mooy lu nga xam lépp xam dafa am fruit. donc ça va te permettre dans la journée nga am ay réserves yi nga xamante ni mën na laa téye ba journée bi jeex. am na ñi nga xamante ne du ñuy faral di xëdd ñoom dañuy ñu xëy rek ñu continuer woor est-ce que loolu baax na. waaw loolu xam nga wax naa la ko fii ci njëlbeen ne la conditions yi boo demee ba gis ne yow mën ngaa woor. dafa am conditions yi nga xamante ni moom nga war a appliquer. respecté maanaam mënoo tëb benn repas. boo tëbee benn repas da ngay aggraver c'est-à-dire xëdd dafa am solo. parce que xam nga même bu ñu nekkul ci weeru koor le repas le plus important de la journée ban repas la. petit déjeuner le petit déjeuner. parce que c'est le seul repas bi nga xamante ni di nga toog 12 heures de temps fekk lekkagoo. comprendre alors que boo lekkee boo toogee 12 heures de temps lekkoo c'est le seul repas parce que tey jii boo ndékkee. doo toog 6 heures de temps da ngay añ. boo añee doo toog 8 heures de temps di nga reer. mais soo reeree di nga toog 12 heures de temps doo lekk. donc repas boobu moo gën a am solo boobu kenn waru ko tëb. donc xëdd dafa obligatoire ci jigéen bi nga xamante ni dafa bëgg a woor. mu ngi ak ëmb dafa war a xëdd. gis nañu tamit boo ëmbee am na ay médicaments yi nga xamante ne da nga koy jël ñu bëri tam dañuy faral tam di jël ay médicaments yu bëri ñoo xam lan lañu gis seen yaram ba ñu koy jël tey boo wooree naka ngay def pour jël médicaments yooyu. waaw xam nga loolu yëpp mooy ça rejoint li ma la njëkk wax. ne la est-ce que yow am nga situation clinique bi nga xamante ni permettre na la nga woor xam nga tey jii boo demoon ba feebar. nga war a jël say garab. war a jël benn suba benn midi benn ngoon donc déjà doo mën a woor. donc situation boobu dañ koy exclure. waroo nekk situation bi nga xamante ni da ngay jël ay garab ci biir journée bi. loolu bu daadee am rek mooy maanaam yow warloo woor. te mënoo ko jël par exemple ci suba booy xëdd boo ndogoo nga jël booy xëdd tamit nga jël. waaw non xam nga ça dépend maanaam tey jii ça dépend ci garab bi ngay jël. ba jigéen ju ëmb bu jigéen bu ëmb te amul feebar. maanaam li muy médicament bu muy jël bu obligatoire mooy c'est du fer c'est du supplémentation en fer. te supplémentation en fer boobu benn yoon la koy jël ci biir journée bi. su nekkul situation bi nga xamante ni dafa feebar mu war a jël benn garab bi nga xamante ni da koy jël toutes les 12 heures de temps. wala da koy jël toutes les 8 heures. bu fekkee dans le cadre normal d'une évolution d'une grossesse. bu waree jël du médicament. médicament yi muy jël bariwul c'est du fer ki la war a jël te fer bi c'est en dose préventive. donc benn yoon la koy jël. fer bi kon mën na ko jël par exemple heure bu ko neex moo xam buy ndogg buy xëdd. waaw ci intervalle waaw ci intervalle boobu mën na ko jël. mën na ko jël bu ñu jógee ci femme enceinte yi tamit parce que dafa am link tamit ak ñi nga xamante ne dañuy nampal. tey ñi nga xamante ne dañuy nampal ndax ñoom tamit am nañu droit woor. waaw yor bébé wala tamit bébé bi xaw a dëgër tuuti. situation bi sorantewul trop. parce que jigéen bi nga xamante ne aussi dafay nampal dafa am dafa wute ak jigéen bi nga xamante ne mu ngi ci nekkul di nampal. donc moom itamit souvent condition yi jigéen ju ëmb nekk moom daf ciy nekk. donc ce qui veut dire que moom aussi bu naree woor. war nañu mën a impliquer au-delà de son médecin war nañu mën a impliquer son pédiatre. ok parce que croissance bébé bi. ak màggaay bébé bi ak lu muy produire quantité ci meew dans la journée c'est important. parce que su fekkee moom jigéen dafa sous-alimenté rek dafay répercuter wu maanaam. ci xale bi li mu nampal te aussi li muy autorisation dañuy autoriser mu nampal mu woor wala bañ a woor aussi ça dépend ci ban période la nekk. ci nampal parce que xam nga bu fekkente ne dafa nekk ci période bi nga xamante ni xale bi li ñu conseillé ci moom mooy l'alimentation. l'allaitement maternel exclusif. maanaam période pendant 6 mois bi nga am 6 mois yi. ak bu nekkee au-delà des 6 mois yi nga xamante ni mën nañu dugal beneen alimentation. nekkul benn. donc ce qui veut dire que muy woor au-delà des 6 mois. moo gën a yomb ci moom. que muy woor pendant les 6 premiers mois. parce que bu demee ba dépasser 6 mois yi. même bu fekkente ne dina nampal xale bi mais nampal bi du nekk à une fréquence. élevée war nañu mën a ko jox céréales. wala benn façon lekk bi nga xamante ni dina ko dimbali. léegi diggante 6 mois yi bu fekkee nit ki xoolul pédiatrie xoolul pédiatre xoolul tamit médecin wam te ban jeexital la mën a am tey ci xale bi ak tam ci yaay bi. waaw booy nampal booy bëggee woor ngay nampal nga bëgg a woor boo wooree nga gis ni maanaam tey jii yaa ngi woor yaa ngi nampal sa doom. nga gis ni am na changement maanaam meew bi nga koy nampal. maanaam doyu ko. bëriwul donc war ngaa mën a arrêter sa koor boo gisee aussi yaa ngi koy nampal mais yaa ngi sentir ay signes yi nga xamante ni comme yi ma la waxoon ci jigéen ju ëmb. war ngaa mën a arrêter woor. parce que conséquence mën naa nekk ci yow. mais conséquence aussi mën naa nekk ci bébé bi. kon ça veut dire que jigéen bi
lu muy lekk loolu moom mooy produire meew bi. waaw li muy lekk. organe da koy utiliser. ok pour maanaam mën a defar meew. voilà docteur xam naa presque ñu ngi xamal ni ki luñ cëraloon si waxtu léegi mu jeex tey lan mooy doon recommandation yi tey tey lan ngay baaxee soxna yi nga xamante ne dañoo ëmb ñu bëgg a woor ak ñi nga xamante ne ñoo ngi nàmpal tam ñu bëgg a woor tey. waaw li ma leen di wax mooy que puisque dañoo nekk ci diine bi nga xamante ni déjà dafa régler problème bi. obligé wu ñu kenn ku ëmb di woor. donc bu ñu demee ba am bëgg a woor nañu fexe ñu consulter un spécialiste. bu mën leen wax ndax mën nañoo woor wala mën nañoo woor. bu ñu demee aussi bay woor nañoo am comportement bi nga xamante ni ak alimentation bi nga xamante ni di leen permettre ñu woor. di respecter seen 3 repas yi. di lekk li nga xamante ni c'est divers et varié naan ndox mu bare. lekk ay légumes ak ay fruits. lekk ay céréales li leen di permettre ñu mën a supporter koor gi. buñ nekkee ci situation bi nga xamante ni dafa tàng trop dañuy ëmb bi dañ koy boole ak yeneen activité donc activité yooyu déjà dafay répercuté wu ci grossesse bi. maanaam buñ ci waree teg koor dafay xaw a metti ci ñoom ñooñu war ñoo woor. nekk situation bi nga xamante ni tey jii dafa tàng trop. maanaam jigéen yooyu mu nekkee situation boobu maanaam bu ñu wooree dañuy gën a indil seen bopp jafe-jafe. te bu ñu demee aussi ba décider woor dañoo xam ne bu ñu wooree ba sentir ne. ñu ngi sentir ne dañoo commencé miir dañoo sentir ne dañoo commencé ñàq. fu ñu toog wala commencé sonn commencé crampe commencé sonn bi nga xamante ni dañoo war a arrêter seen woor ñu daal di lekk ñu xam ne ñoom waruñoo mën a continuer woor. mu nga xam naa leer na nañ docteur ñu ngi lay bàyyi kon nga tàggatoo. merci beaucoup madame Bey maa ngi leen di remercier sa téléspectateurs yi merci beaucoup. voilà ñun tamit ñu ngi lay remercier bu baax a baax di la ne rek kontaan nañu à chaque fois bu ñu ñëwee comme nu ma koy waxee rek nga ñuy ubbil tam say buntu ñu mën a def suñu liggéey nu mu waree di remercier tamit MCD médecin chef district sanitaire bu Ziguinchor di jaajëfal tamit auditeur ak internaute GMS yi nga xamante ne ñu doon bàyyee xel di jaajëfal équipe technique bu ma àndaloon tey Lansana Rawane ak Pa bi j'espère tamit ñoom téléspectateurs yi ak auditeurs yi dëgg ngeen li nga xamante ne moom la fi docteur bi wax j'espère que ni di ngeen ko jëfee bu baax a baax ngir seen wérgu yaram en tout cas man maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen di jox dig daje ci beneen numéro ak beneen sujet bu ñu war a waxtaanee ci seen émission santé pour tous merci beaucoup.